donc lu leen nax dafa yomb, lu leen tourmenté seen xel dafa yomb. te def bitim réew presque ñaar fukki at xam fa lu bari bu ñu ñibbisee fii su fekkee bëgg nañ leen a gëmloo wala ñu wax leen loo xamante ne bii carrément ça correspond pas à la réalité, il est de notre devoir ñu taxaw tamit ba léegi ne leen ah Sénégal nii la mbir mi demee. parce que c'est important, parce que politique dafa bari fi ñu toll nii ci Sénégal ñëpp dañuy politique ñëpp dañuy politique. te nag sama devoir la man duma seetaan mukk ñuy wax loo xam ne du dëgg wala ñuy wax loo xamante ne bii dañ koy wax rek rien que pour des positions électoralistes wala bëgg a gagner dara wala bëgg a nekk fenn ba tax may wax loo xam ne vraiment du dëgg wala wax joo xam ne vraiment dama koy wax pour yàq. lépp lu may wax man intérêt Sénégal laa ci jiital, lépp lu ma fiy wax awma ci fenn intérêt, awma ci kenn intérêt. parce que kenn dirigé wu ma man li tax ma mën a wax mooy wekkuwuma ci nit, dépendre ma ci nit pour mu may wax loo may wax. lépp lu may wax dama koy seet saytu ko, su fekkee lii dal na sama xel ma wax ci, su dalul sama xel duma ci wax man te neexaluma kenn tamit. waaw Mbaye Ndiaye maa lay ziar, El Farouk, Sidil Mokhtar, Grand Demba maa leen di ziar bu baax leen bëgg. tey nag ñu bëgg a waxtaan bu am solo jëm ci wàllum foncier ci Sénégal, jëm ci wàllum littoral bi ak ci coow lu ndaw loolu nekk Ndingler mujj gi ñu def ko daanaka mu doon actualité nationale ci 75 hectares. loolu il faut que ma wax ci tamit, c'est extrêmement important parce que ci réew mi lañ ne te dañoo aspirer nekk ak sénégalais yi, bëgguñu fee wax lu ñuy xeebe, bëgguñu aussi wax loo xam ne ëllëg dañ naan ñu yéen waa lii ba muy xew lu tax ngeen toogoon di seetaan. kon am nañu loo xamante ne bi war nañ koo wax. ñun nag ci opposition bi lañu bokk. dafa am lu mu bëgg a préciser ci début bi. Makhtar Touré Sëriñ Mbàkke Sidi maa ngi lay ziar bu baax Mbàkke, di ziar Makhtar Touré bu baax, di ndokkeel ñëpp. waaw parce que su ma fi nekkee di lim vraiment dina compliqué. Buenas tardes Musa Ñinga, buenas tardes. Buenas noches, ya te digo, porque ya estamos casi las 9 en Senegal, entonces se dice buenas noches. Ya te digo buenas noches. Babacar Danso. Bëgg su ma nekkee di lim vraiment ku ñëwaat après su ma tax amaatee tuuti pause dana nuyuwaat, parce que man loolu dafa nekk sacerdoce ci man. nit ki nga xam ne mi ngi lay bàyyi xel ba di la tudd rek vraiment soo sañoon delloo ko njukkal li. waaw kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar, di wax ne ñun ci opposition bi lañ bokk. ñun duñu ay militant wu Macky Sall, ñun gëmuñu Macky Sall, doxewuñu ci politique gu Macky Sall, ànduñu ci politique gu Macky Sall ni muy doxe, gëmuñu waxi Macky Sall. loolu dama koy wax dàmbale mu leer, parce que nit ñi des fois am na ci nit ñoo xam ne boo ànduleeg ñoom gis-gis rek dañ lay féetale ci Macky Sall te xamuñu ne yow da ngaa am sa propre gis-gis. nit ki da ngay am sa gis-gis yow, Assane Sylla am propre gis-gisam, Demba am propre gis-gisam, Gora Ngiraan am gis-gisam, Seydina Ndiaye am gis-gisam. donc su fekkente ne bii ku nekk am nga sa gis-gis, am ay parti politique ñu am seen gis-gis, am seen vision, kon yow sa gis-gis bu fekkee nit ki àndu ceeg yow rek bul ko jàppee ne moom moom kat Macky Sall lay liggéeyal. parce que loolu ku koy wax waxu yàqkat la, ñaar li ngay wax du dëgg, ñett dangaa yaakaar ne yow rek yaa fi nekk. te loolu problème la, te loolu dama koy seetlu. moo tax may leeral nit ñi slogan populiste yi nga xamante ne bii nga xam ne boo àndul ak ñoom rek ñu féetale ci clan Macky Sall. may wax d'ores et déjà nit ñu àndal ne ñun Assane Sylla ak suñu parti ak ñi ñuy mës a àndal du ñu ànd ak Macky Sall, négocier wuñu ak Macky Sall, gëmuñu Macky Sall, gisuñu Macky Sall, xamuñu Macky Sall. loolu laa bëggoon il faut ma préciser ko, parce que suñu frère Barthélémy Diaz dafa juumaat une deuxième fois te il faut ñu rectifier ko. mos nañ ko fi rectifier benn yoon
mu wax ay wax yoo xamante ne bi nit ñi dem ci xawma lan ci dialogue bi ay dealer lañu. Bërki démb aussi mi ngi waxaat ne ñi dem wuy ji Macky Sall ci Covid 19 bi ñëpp ay dealer lañu. te ngi woon ci biir kilifaam Ousmane Sonko mi ngi woon ci biir Idrissa Seck mi ngi woon ci biir. donc soo taxawee nga ne ñi wuy ji woon Macky Sall ci Covid 19 bi ngir jàppale ko ngir ñu saafara jafe-jafe askan bi ay dealer lañu kon moom Barthélémy Dias je pense que amul cohérence ci ay waxam. te des fois dafay juum dama ko bëgg a rectifier ci 5 minutes rek Barthélémy Dias pour que ñu moo di foncier bi parce que ci moom laa bëggoon def introduction bi tey xamal ko ne ko dafa juum Bart te ay waxam lu ci bari dafa am incohérence léegi d'accord xeexkat la d'accord bokk na ci les combattants d'accord gëm na réewam d'accord am na lu muy défendre d'accord mais li nga lu Barthélémy Dias di défendre moom la Assane Sylla bii di défendre moom la Modou Bousso di défendre moom la Moussa di défendre moom la Mame di défendre moom mooy l'intérêt général du Sénégal. L'intérêt général du Sénégal nag su fekkente ne bi ñun ñëpp ñoo ko bokk di défendre am na ci wax yoo xam ne nit ku cohérent du ko wax te damaa gis seetlu ñetti incohérence ci Barthélémy Dias ñett. moom Barthélémy Dias mi ngi xeex les étrangers di xeex la France di xeex le franc CFA mais lu muy commandé Auchan la koy commandé moom Barthélémy Dias loolu c'est un problème. su fekkee réellement nationaliste nga wala dangaa gëm Sénégal je pense que monsieur Dias maa ngi lay woo ci loolu su fekkente ne bi dangaa gëm sa réew rek bàyyil bon yi ngay jox waa Auchan te xaalis bi di xaalisu commune Mermoz nga leen di jox ay bon wu 50 000 ñuy dem Auchan di ko fa jënd ji. loolu maa ngi koy wax suñu frère Barthélémy Dias su fekkee vraiment patriote la su fekkee vraiment li muy xeex askanu Sénégal moo tax mu di koy xeex na bàyyi bon yi muy jox waa commune Mermoz ñuy dem di jënd ji Auchan 50 000 parce que Auchan la ñuy enrichir wuñu Sénégalais yi te xaalis bi c'est l'argent du contribuable sénégalais des Sénégalais de Mermoz. deuxième bi mooy naka ngay waxee ne da ngay xeex xal réew mi ba pare sa papa ne yow nee nga da ngay contre système bi ba pare sa papa di lekk ci soosu Macky Sall loolu deuxième incohérence la parce que mënuloo critiquer Macky Sall sa papa ji la jur nekk ci biir Macky Sall di lekk ci soosu Macky Sall ba pare ngay critiquer Macky Sall. ñoo ngi wax waxu sa papa mi ngi génn keroog di wax ne Macky Sall dafay laaj 3e mandat yow yaa ngi xëy mu mel ni yéen ñaar seen diggante nañ ko seet boo xëyee yow da ngaa war a dóor fii sa papa di raay fii ngay dóor fii paa bi di raay fii ba pare nga bëgg a jox nit ñi leçon mënta nekk Barthélémy Dias mënta nekk. dëgg neexul frère dëgg neexul parce que ni nga amee sañ-sañu wax ma dëgg man wala nga am sañ-sañu wax Idrissa Seck sa dëggu bopp wala nga ba ne ay dealer lañ noonu la nit ñi amee sañ-sañ tamit yow Barthélémy Dias wax la dëgg. mënuloo taxaw ne dangay xeexal Sénégal ba pare di dimbale waa Auchan mënuloo taxaw ne Macky Sall baaxul ba pare bés bu set sa papa yow nekk ak Macky Sall di lekk ci soosu Macky Sall loolu c'est incohérence totale la. mënuloo nekk ci biir Khalifa Sall ba pare daan nañ ñi demoon wuy ji Macky Sall c'est des dealers donc 3 incohérences yooyu moo leen di wan ne Barth des fois dafay délirer wala su fekkee dafa bëgg mairie de Dakar il n'a qu'à demander la mairie de Dakar. wala su fekkee dafa am électorat bu muy wut mu wute ko neneen mais pas rek bu jëlee micro yi wala mu jël télé bi rek il faut mu xas ay kilifaam wala mu wax loo xam ne du ñu moroomam. nit ki da ngay am respect ci li ngay wax say naw la ñoo fi nekk ak say naataango fii soo fi waxee loo xam ne amul cohérence ñu ne li nga wax amul cohérence. kon nag boobu message rek laa bëggoon jox suñu frère Barthélémy Dias 3 incohérences yi daal dafa lënt sama xel. mairie de Mermoz xaalis ba fay jógee nga di ko yóbbu ñuy jënde ji Auchan monsieur Dias père mi nga xam ne mi ngi lekk ci soosu Macky Sall te yow saa boo xëyee ngay xarab Macky Sall seppil loxo góor gi ci soosu Macky Sall ba pare balaa ngay wax foofu dara. ñetteel ba deal bi ngay wax ne moom la nit ñi wuy ji woon Macky Sall ci Covid 19 bi deal ko te nga nekk ci keppaaru Khalifa Sall ba pare accuser ko de dealer loolu vraiment. suñu frère Barth laa ko bëggoon wax rek ne ko
li muy wax na ko seetaat bu baax te mu jox nit ñi cër parce que tamit duwul na rek parce que Barthélemy Dias nga génne woon nga ay fetal dóor nga foofu am nga procès coow li kii Sénégal yi bëgg xam nga Sénégal yi dañoo bëgg nit ku rayante foofu gars yi jàppale tëj la kaso nga génn di kii loolu bon booy abusé ci loolu da ngay yaakaar ne li ngay wax alors que li ngay wax du waxu dara li ngay wax dafa war a nekk lu raisonnable nit ñi xam ko su dee lu raisonnable rek man d'accord naa man lépp lu fi nit wax ak koo mën a doon ak foo mën a bokk boo waxee lu raisonnable rek man d'accord naa loolu laa bëggoon a wax ci suñu frère Barth di ko wax rek ne ko vraiment na xoolaat bu baax a baax a baax nag ñun ci dëkk bi lañ dëkk te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. moo bëgg a ñëw nag ci la gestion du foncier bi il faut que nit ñi waa Sénégal ñu leeral leen foncier bi ba pare nan la tëdde suufu Sénégal naka la tëdde pour nit ñi mën a comprendre exactement ce qui se passe pour nit ñi mën a xam exactement sur le foncier réellement qu'est-ce qui se passe. xam ngeen ne suufu Sénégal sunu maam yi ci dëkkoon bu njëkk ku ci nekk da nga daan dem ca àll nga gor ko la nga gor nga nekk fa dëkk fa la nga gor nga nekk fa dëkk fa ak moom loola ñu askanale ne ko yaa ko moom noonu la mas a nekk Sénégal ku sa maam wala say mbokk mas a gor benn àll rek yaa moom foofu loolu la Sénégal doon dunde merci yéen ñëpp ci kër yi Baye Mbaye Thiam Ousmane Sarr Mourtala Touba Fosséen ñëpp ñu ngi leen di bëggee di kontaan bu baax a baax ku ci nekk rek la sa maam yi daan bay. ma soeur waaw mais ma soeur keroog dangaa tàng de Hélène Hélène suivre naa la keroog mais dangaa tàng jër dangaa metti keroog góor ngiraan Ousmane Thiam maam ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp Cheikh Bob ci Brasil tô com muito saudade do Brasil Cheikh tô com muito saudade Allah Brasil foncier bi li ñu ci doon wax léegi mooy suufu Sénégal ku goroon rek yaa moom bi ñu ñëwee nag ba 1964 foo ngeen di ma déglu nag commencé di jël maanaam li nga xam ne noonu lañ tërale suufu Sénégal bi ñu ñëwee ba 1964 ci la am la loi sur le domaine national loi sur le domaine national mooy wax ne suufu Sénégal lépp léegi domaine national la état moo ko moom 1964 ci la loi boobu dugg Sénégal mais avant 1964 lu waay goraan rek ci àll bi yaa ko moom lu waay dagg rek ci mbedd mi yaa ko moom lu waay daggaan rek nii ci mbedd mi yaa ko moom non keroog Hélène keroog live bi toj nga ko yii keroog dama laa gis moom dama ne yii kii moom gaynde gi mooy yow lu nit goraan rek moo ko moom bu njëkk bi ñëwee ba 1964 ci la loi sur le domaine national existé ñu teg ko ne léegi suuf sëpp ci Sénégal état moo ko moom loolu su amee rek kon ça veut dire que ni bépp dëkk boo xamante ne bii yaa ngi woon ci Sénégal suuf si ngay nekk di koy dagg di koy joxe sax bu neexee état mu nangu ko ci yow loolu moo am ci loi Sénégal mais loolu terewul woon état bi mu defee loolu bàyyi woon na ba tey chef de village yi wala communauté rurale yi ak yooyu bu ñu bëggee joxe suuf ñu daje ci seen biir def seen délibération daggal ko ku ñu bëgg a daggal suuf ñu daggal la suuf waaw 1964 yow ci la loi boobu dugg ci la état du Sénégal wax ne suuf si ci Sénégal sépp moo ko moom góor a ngiraan waaw Ndella maam maa ngi lay nuyu bu baax ak Touba Gueye di ziar léegi bi état waxee loolu nag mais terewul état dafa bàyyi woon les chefs de village les chefs coutumiers les conseils les communes rurales ku ci bëgg am joxe suuf ngeen daje ngeen def seen délibération ngeen joxe suuf nag réew yi ci Sénégal dëkk bi ci Sénégal yëpp dëkk yi ci Sénégal yëpp fu ci nekk suuf dafa am
am na 3 millions 8 hectares cultivables dans ce pays. 3 millions 800 mille hectares cultivables yoo xam ne mën nañ koo bay ci réew mi. yéen ñi rek boo leen dee voyager da ngay dawalee diggante Thiès ba Diourbel wala Thiès ba Touba ab àll rek ngeen di gis. da ngay dawalee Diourbel ba Kaolack mais ab àll rek ngay gis. da ngay jëm Daara Jolof wala nga jëm Mbirkilaan wala nga jëm biir Fatick wala nga jëm biir ba dem boo demee diggante Ziguinchor Kolda mais àll rek ngay gis. loolu yépp nag àll boobu noonu buñ ko boolee am na 3 millions 800 mille hectares yoo xam ne mi ngi ci Sénégal dañ ci war a mën a bay. mbay moomu nag ak napp googu ak sàmm googu sunu maam yi doon dox mooy suñu cosaan mooy suñu aada. li nga xam ne moom mooy wàllum suuf ci Sénégal dafa am ñoo xam ne dañ ciy bay ci suuf soosu yor seen dëkk di ca bay. ñenn ñi di napp ci seen côté ñenn ñi di sàmm ak forêt boo xamante ne bii forêt classée la ak loo xam ne dañ ko industriels yu mag yi ñooy agro business bi ngay dégg te loolu dinaa ci ñëw ci kanam mooy affaire Babacar Ngom ak Ndengleer. dégg ngeen ma de waaw maa ngi ziar bu baax Mami Dieng waaw bëgg naa kër yi waaw Kara bëgg naa kër yi parce que mooy tax saboteurs yi du ñu saboter live yi kër yi. li muy jariñ mooy du ñu saboter live bi pour muy dagg quoi pour ngeen mun ko suivre carrément. suufu Sénégal village bu ne commune rurale bu ne la nga xam ne moom lañ la délimiter ci suuf am nga ci droit bay am nga ci droit sàmm am nga ci droit napp lenn li dafa nekk forêt classée lenn li ñu réserver ko li nga xam ne moom la ñuy wax agro industrie agro business. il faut que ngeen déglu ma bu baax a baax a baax. kon bépp village bu nekk ci biir Sénégal suuf si nga xamante ne bii ca nga nekk bu njëkk say maam ñoo ko moomoon mais à partir de 1964 domaine national la état moo ko moom lu ko neex la ciy def. état nag bu autorisé nit ne nañ leen jox ay suuf parce que biñ ñëwee ba l'an 2000 Ablaye Wade dafa ñëw indi slogan bu bees ak vision bu bees ci la tege woon ci ngeen déggee woon Gowana ak plan REVA démarré yépp foofee la démarré te foofu lay tàmbalee nag remonter jëm ci kaw pour ngeen mën a comprendre exactement ce qui s'est passé ci wàllum suuf si. bi ñu indee plan Gowana ak REVA Ablaye Wade dafa gis ne Sénégal dafa bëri àll boo xam ne kenn defu ci dara. da ngay gis benn village ñooñu taxaw ne fii de suñ suufu maam la d'accord mat na 5000 hectares mais depuis presque plus de 50 ans ngi nii kenn bayu fa dara tuuti lañ siy bay une partie beneen partie bi kenn du si bay. léegi nag Ablaye Wade daal ne ñooñu nga xamante ne bi dañoo amoon seen suuf mu doon seen suufu maam lu légitime seeni maam nekkoon ci te 1964 état du Sénégal wax ne domaine national la léegi ñooñu suuf soosu. képp koo xamante ne bii da nga nekk industriel wala nga nekk chef religieux wala nga nekk entrepreneur bu bëgg a bay nañ la daggal suuf ngir nga bay foofu ngir koom-koom mën a créer richesse ak koom-koom loolu moo indi village yooyu di fa bay. il faut que Sénégal xam ko loolu moo ko indi de ñi nga xamante ne bii Ablaye Wade moo bëggoon ca jamonoom Ablaye Wade. Sénégal am richesse ci àll bi parce que Sénégal dafa bari àll boo xam ne kenn bayu fa dara suñ suufu maam la rek ngay dégg mais kenn bayu fa dara kenn defu fa dara mu ne foofu ñu deful dara nañ ko jox ay ngir créer. moo waraloon ngeen gis ñu jox ci sëriñ si jox ci ay entrepreneur yu mag jox ci ay ñoo xamante ne bi am nañ capacité bay ñii ay 20 hectares ñii ay 30 hectares ñii ay 10 000 hectares ñii 5 000 hectares selon seen doole selon seen dayo noonu la mbir mi demee. ñooñu ñu joxoon hectares yooyu nag am na ci ñoo xam ne bay nañ ba am résultat su ma leen jëlalee exemple Serigne Saliou Mbacké joxoon nañ ko ci 10 000 hectares
10 000 hectares 10 000 hectares yooyu tey mooy Xelkom gee tey Xelkom dañ fay bay dañ fay sàmm ay taalibe nekk fa di fa jàng ñu di leen former kon kooku ñu jël 10 000 hectares jox ko mais yelloo na ko Serigne Mansour Sy ñu jox ko ci aussi fàtte naa ñaata hectares la xalif général des Tidianes ma nga fay leneen loo xamante ne bi mooy activité sylvopastorale pour lan pour créer richesse pour am koom-koom ci réew mi am yeneen dignitaires yu ne ci réew mi moo xam ay militaire lañ moo xam ay haut fonctionnaire lañ moo xam ay ancien ministre lañ ci jamonoy Ablaye Wade boobu dañ leen a daggal ñoom tamit ay hectares ñuy bay ci àll yooyu nekk ci biir Sénégal ngir créer richesse ak koom-koom foo ngeen déglu bu baax pour ngeen xam suuf si naka lañ ko gérer ci Sénégal bañ a rek déglu ay waxu kasaw wala waxu picc kon li nga xam ne moom moo war a am ci suuf si mooy dëkk yi nga xam ne dañoo war a bay ñu bàyyi leen ñu bay ñi nga xam ne dañoo war a sàmm ñu daggal leen ñu sàmm ñi nga xamante ne bi dañuy def agro business ñu daggal leen ñu def agro business dama leen a bëgg a limal tuuti rek ci ay quelques nit wala ay réew étranger yoo xamante ne bii ci loolu nga xamante ne bii moom moo di agro business bi ñoom dañ leen a affecté ay suuf gis nga boo jëlee Saint-Louis nga jël Kédougou nga jël Kolda nga jël Kaolack nga jël Fatick nga jël Thiès àll boobu yépp ay industriels étrangers ñi ngi fa ak hectares yu bari di ko exploiter ci réew mi ba suñ jon yàlla tey jamonoy Ablaye Wade ak jamonoy Macky Sall ñu ci nekk am na nombre hectares yu ñu la jox yoo xamante ne bi moom ngay bay te ca début ba population yi commencé woon nañu ñenn ñi di xëccu ne waaw lii lépp de suñu suufu maam la mais problème bi mooy suñu suufu maam boobu ngay réclamer su fekkee mënul alal bu war a mën a ñëw introduire fa alalam ci sénégalais wala ci étranger créer fa richesse créer fa emploi ngir njariñu askan bi ñooña dañ li état daf leen doon jox ay terrain ak ay hectares dinaa leen limal avant may ñëw ci Babacar Ngom parce que lu ci nekk c'est important pour ngeen xam am na entreprise bu ñuy wax Linka ay espagnol lañu entreprise bu ñuy wax Linka ay espagnol lañu xam nga ñaata hectares lañ leen jox bind leen ko 80 000 hectares moom lañ leen jox entreprise bu ñuy wax Linka 80 000 hectares ca Saraya ak Tombronkoto ak Bandiafasil ca Kédougou Linka di ay espagnol 80 000 waxuma leen 80 hectares de 80 000 hectares lañ leen jox ci ñetti dëkk yooyu di Saraya Tombronkoto ak Bandiafasil ca Kédougou projet la boo xamante ne bi parc d'attraction animalier la ak benn hôtel de grande standing ci collines yi ci Fouta Djallon parc moom lañ fa war a def ak hôtel de grande standing ci collines yi Fouta Djallon yi entreprise bu ñuy wax Linka jox nañ ko 80 000 hectares foofu bu ngeen demee ca Mbaan Ross Béthio ci Saint-Louis Mbaan Ross Béthio te lii ay exemple rek la de am na milliardaire nigérien boo xamante ne bi jox nañ ko fa 40 000 hectares mu fay bay canne à sucre benn nigérien waxuma 40 de ba tey waxuma 40 hectares de 40 000 hectares ñu jox ko am nigérien muy bay ca Mbaan ak Ross Béthio ca Saint-Louis mu fay bay canne à sucre dana ngi dégg loolu am na benn société bu jóge ci Moyen-Orient bi collaboré ak un ancien ministre de Ablaye Wade jox nañ ko 5000 hectares pour mu bay biocarburant 5000 hectares benn entreprise bu jóge ci Moyen-Orient bi ànd ak un ancien ministre de Ablaye Wade ñu jox ko 5000 hectares ci mu bay biocarburant ci Mbaan ak Ross Béthio. Arabie Saoudite
jox nañ leen 100 000 hectares pour ñu def ay ferme ci Kolda Arabie Saoudite waxuma 100 hectares de 100 000 hectares ci Kolda pour ñu def fa ay ferme ci vallée du fleuve Sénégal am na entreprise bu ñuy wax le groupe Fora jox nañ ko 100 000 hectares pour production de riz entreprise bu ñuy wax groupe Fora waxuma 100 hectares ba tey de 100 000 hectares pour mu def production de riz te prévoiral nañ ko groupe Fora boobu après 14 000 hectares dans le Dagana Podor ak Matam ak Bakel à part les 100 000 hectares pour production de riz joxaat nañ prévoiral nañ ko sous réserve 14 200 exactement hectares ci Dagana Podor Matam ak Bakel kooku ba tey ab ay étranger lañ li ma leen di limal fii ñépp léegi su fekkente ne bi ñii ma leen limal fii ñépp ñi ngi leen doon jox ay hectares nga dem ci Mbaan ñu joxewaat fa presque totalu Mbaan joxe nañ fa 232 000 hectares ba mu indi woon ay xeex coowal Mbaan yooyu coowu suuf ba mu amoon ay dee Saint-Louis ñu joxaat ay privé Ross Béthio lancement wu Goana bi mu ñëwee ñu jox ay militaire jox ay chef religieux ay haut cadre ñépp ñu daggal leen ay suuf kon mbokk yi suuf yàgg nañ ko daggal ay grand producteur ay agro business ay chef religieux ay nit ñoo xamante ne bi dañuy liggéey ci suuf si ngir mën a créer richesse loolu dafa am donc su fekkente ne bi loolu am na ci jamono Ablaye Wade ba suñ jon yàlla tey ñu ñëw ci jamonoy Macky Sall la même chose foofu dem ci région yi ma la limal muy Saint-Louis muy Kolda muy Kédougou muy Thiès muy Fatick muy Kaolack muy côté Dagana Matam Bakel ba wàcc ci suuf foofu yépp ay hollandais ay français bu ngeen demee ci Mbour côté Thiès Ngeexoox bu ngeen fa demee mais am na français yoo xam ne jox nañ leen fay hectares sax ñu fay bay 20 vino baobab 20 dañ koy bay di ko produire foofu noonu ci Ngeexoox mais ñi ngi jaayee bouteille yu 20 ci aéroport bi tubaab yooyu 40 euros 25 000 francs CFA 25 000 francs CFA ñi ngi bay loolu ci Sénégal donc suuf ñi nga xam ne ñépp ñoo nekk ci réew mi noonu lañ ko doon joxe su ma ñëwee nag ci lii nga xamante ne bi mooy wax ji nga xamante ne bi ñu ngi koy coow fii tey man dama xëy rek gis fan yi yépp ñi def photo Babacar Ngom 75 hectares Ndingler Bassirou Diomaye Faye génn def ci vraiment vidéo def ci ay wax wone benn paa bu nekk Ndingler mu wax ñu wax ku ci nekk réclamer man dugg naa ci dossier Ndingler boobu gëstu ci ba ci préfet ba fi nekkoon Sayer Ndaw ba ni mu fi jógee léegi nekk gouverneur ak préfet Tine bu bees bi fa nekk tey rencontre ya ak délibération ya ak waxtaan ya jàngat naa ca lu bari ba am toutes les informations presque woo naa aussi responsable u Sedima laaj ko exactement qu'est-ce qui se passe ak lan moo xew c'est extrêmement nit ñi di xam li xew te booy wax tamit nga gëstu li ngay wax lan la bu ngeen gisee ma defal leen jeunesse bi wax leen hectares yi ñu jox étranger yi ak yeneen doomi Sénégal yu ne ci réew mi nga xam ne ay junniy hectares la war a dériver fii ci Babacar Ngom ci Ndingler benn 75 hectares la ñuy wax da ngeen ma de sànq ba léegi maa ngi leen fi wax ay 10 000 hectares 100 000 hectares 20 000 40 000 hectares 5 000 hectares lu ne mais Babacar Ngom bi nga xam ne moo tax Diomaye Faye génn di wax Diomaye Faye li muy wax 75 hectares lay wax benn il faut ngeen xam ne Babacar Ngom boobu tey commune Sindia ñoom ñoo def délibéré gi daggal ko suuf foofu pour mu def fa agro business comme agro business yi ma leen fi limal léegi
300 hectares lañ ko jox total donc 225 hectares total dégg ngeen ma de total Babacar Ngom bi nga xam ne moom la Diomaye Faye jóg taxaw di attaqué 225 hectares lañ ko jox te sànq dégg ngeen ma limal leen fi des Italiens des Indiens des Français des Nigériens ah des Sénégalais ñii 5000 hectares ñii 20000 hectares ñii 30000 hectares ñii 100000 hectares yoo xam ne jox nañ leen ko ñooñu Babacar Ngom 300 hectares lañ ko attaqué loolu c'est un problème parce que man su fekkee rek nit ki bañuma ko wala ma am ak moom problème wala ñu acharné wu man damaa yaakaar ni un inspecteur des impôts dinaa ñëw ci fond bi de mais dama leen di wax généralement dinaa ñëw ci fond bi de dinaa ñëw ci fond wu problème bi un inspecteur des impôts boo xam ne deux inspecteur des impôts fekke nga sax jamono Ablaye Wade muy Diomaye Faye bii di wax nii fekke na jamonoy Ablaye Wade non suuf si ma leen fi limal lépp ñu joxe ko fii lañ ko joxee ci Sénégal fii lañ ko joxee ci Sénégal non ah donc yéen a may dégg fii lañ ko joxee ci Sénégal suuf si ma leen fi limal yépp ñu jox indiens yi hollandais yi italiens yi français yi ak yeneen sénégalais des centaines de milliers d'hectares dégguma Bassirou Diomaye Faye ubbi ci gémmiñam loolu lay loolu la moo ma jaaxal loolu moo ma jaaxal li ma jaaxal mooy Bassirou Diomaye Faye bii wax ne Ndingler 75 hectares la ñuy réclamer foofu Babacar Ngom lan moo tax en tant que inspecteur des domaines des impôts et domaines yow 200 000 hectares waxuloo ci 100 000 hectares waxuloo ci 50 000 hectares waxuloo ci 5 000 hectares yow sa yoon nekkut ci loolu daal wala ñooñu tamit duñu ay village ñooñee nanguwuñu village loolu ci ñoom non dañuy leeral dañoo toll ci processus de clarification bu kenn yaakaar ne aussi dañoo contre Bassirou Diomaye Faye wala dara non sañ-sañ bi mu am rek ba am benn point bu mu jël nationaliser ko di ko xeex depuis toute cette semaine ma gis ko mu ciy wax baan 232 000 hectares dégguma ko mu wax ci 5 000 hectares Ross Béthio dégguma ko mu wax ci sa mooy 80 000 hectares yi ñu jox espagnol yi dégguma ko mu wax ci 40 000 hectares yi ñu jox nigériens yi dégguma ko mu wax ci 5 000 hectares dégguma ko mais hectares yi ñu joxe ci réew mi ay nit nangu suufu jàmbur jox leen ko dafa bari du rek benn dëkk Ndingler quand même du rek Ndingler après nag ci laa door a comprendre bi ma xóotalee sama gëstu ci laa comprendre ne Ndingler ci Njagañaaw la bokk ma dekkoon d'accord comme Njagañaaw mooy commune u Bassirou Diomaye Faye oui c'est ça comme Njagañaaw mooy commune am te Ndingler bokk foofu mais Bassirou Diomaye Faye benn commune lay xeexalul Sénégal mais quand même il faut qu'on arrête oui il faut qu'on arrête de tromper les Sénégalais su fekkee pour des raisons électoralistes non je ne suis pas attaque waaye bu leen yaakaar dama leen attaque parce que fii jóg nañ attaqué wu ma leen damay leeral parce que du ma nangu nag ngeen di ñuy tromper Sénégalais yi du ma ko nangu du ma nangu ñuy tromper Sénégalais yi jóg ngeen xam naa ne waaye du ma nangu ñuy tromper Sénégalais yi du ma ko def su doonte laa wax Bassirou Diomaye Faye en tant que inspecteur des impôts laa wax moom dafay xeexal Sénégal suuf sañ nangu Kolda da koy laaj suuf sañu nangu Saint-Louis laaj suuf sañu nangu Ziguinchor laaj suuf sañu nangu Mbane laaj suuf sañu nangu Ross Béthio mais suuf si Bassirou Diomaye Faye di kaas mooy suuf si nekk Ndingler ci commune u Njagañaaw parce que il veut il cherche une position politique commune bi la soxla c'est très clair parce que su doonte Sénégal lay xeexal wala intérêt Sénégal lay xeex fiñ fi joxe suuf ci Sénégal bëri na su fekkente ne nag da ngaa soxla commune u Njagañaaw Diomaye Faye vraiment dama bëgg nga dem nga def sa programme nga dem nga présenter ko sa waa gox waa Njagañaaw suñ la falee ñu fal la maire Njagañaaw parce que tu cherches la commune de Njagañaaw moo tax nga dem di lijjanti loolu mais c'est ça c'est exactement ça parce que li ma gëm man mooy su may xeex Sénégal lay xeexal man du ma xeexal benn dëkk déedéet du ma xeexal benn dëkk
duma xeexal benn dëkk. mënuñu nekk nag ñoom ay politiciens làqatu ci jikkoy politiciens yooyu ba pare di taxaw naan c'est des patriotes naan dañuy xeexal Sénégal c'est faux. c'est faux non c'est faux xeexaluñu Sénégal xeexaluñu Sénégal non xeexaluñu le droit de réclamer ses droits je suis d'accord yéen waa Pastef ne Bassirou Diomaye Faye il a le droit de réclamer ses droits mais réclamer ses droits ci personne boo xam ne nee nga yow Sénégal ngay xeexal parce que yow Ndiaga Niaw sa dëkk la Ndingler mi ngi bokk ci Ndiaga Niaw benn 75 hectares nga jóg fa di xeex pour rek nga jéem a lijjanti commune boobu yow xeexaloo Sénégal xeexalut Sénégal Bassirou Diomaye Faye xeexalut Sénégal su doon xeexal Sénégal damay toog dégg ko mu laaj suufu Linka laaj suufu Ziguinchor laaj suufu Kolda laaj suufu Fatick en tant que inspecteur des impôts lii ma fi wax lépp ci ay attribution xam na ko bu baax a baax ne Sénégal gii lañ ko joxee te biñ koy joxe mi ngi toog nekk inspecteur des impôts te ñooñu tamit dañoo nangu seen suuf wala ñooñu akaso ñooñu duñu ay sénégalais mais noonu la demee Touba Gueye noonu la demee parce que ñoom ñoo gën a yeewu nit ñi wala ñoo ëpp nit ñi xam-xam ba jël télé yi takk rajo yi jël internet bi jàpp doomu jàmbur di ko xas naan ko sàcc la dafa sàcc suuf dafa def ni suuf alors que yow li ngay xeex position politique la tu es un politicien c'est mauvais ça c'est pas bien Bassirou c'est pas bien je ne suis pas d'accord balaa ma doon d'accord ak Bassirou Diomaye Faye mooy dafay taxaw mu xeexal village yi ci Sénégal yépp wala balaa ma doon d'accord ak Bassirou Diomaye Faye ndax dégg ngeen ko littoral bi ñu caxat-caxatee mu wax ci littoral baa ngi nii ñu caxat-caxatee ko jox ko ay dignitaire jox ko ay haut gradé ay haut fonctionnaire daggate ko joxe ko ci réew mi laa leen wax littoral bi yow taxawoo nga xeex yeneen dëkk yi li ñu fay joxe ci yeneen région yi nga choisir sa village bu bopp daal di ne waaw dañ faa sàcc 75 hectares te loolu maa ngi ciy ñëw xam ngeen ni nga xam ne noonu laa gisee dossier bi maa ngi ciy ñëw dëgg leen da ngeen waa leen waxee su ma ñëwee di leen recadrer rek ñu commencé yow lan mooy sa problème ak Ousmane Sonko yow da ngaa bañ ba Diomaye Faye bañu ma ci kenn su ma leen yéenee lu bon yàlla naa leen ci jiitu je vous le dis sincèrement su ma leen yéenee lu bon yàlla naa leen ci jiitu mais nañ wax sénégalais yi dëgg su ma yéenee man Diomaye Faye lu bon su ma yéenee lu bon Ousmane Sonko man yàlla naa leen jiitu ci lu bon loolu mais nañ wax sénégalais yi dëgg suuf dañ ko jël commune de Sindian moo jël suuf ñu joxe li ñu attribution il faut ngeen xam ne ñiy attribuer suuf ci Sénégal bu urbanisme la cadastre impôt et domaine ak li mairie commission domaniale ñooñu ñooy dajaloo daal ne diw sàngam attribuer nañ ko temps ci suuf ndax nee na daf faa bëgg a def nangam Babacar Ngom le Sénégalais c'est un champion 3000 emplois la am ci réew mi nit kooku kenn waru ko jël di ko sànni noonu ci mbedd mi kenn waru ko jël di ko bazarder noonu ci mbedd mi def ko ab sàcc mag mu am muy waaj a am 70 ans nga jël ko muy sa moroomu bàyyi nga ñëw taxaw naan wéy sa dafa sàcc suuf lu muy doyee 75 hectares quand même koo xam ne yaa ngi plus de 3000 employés à la Sedima wax nit ñi xam bàyyi leen yéen waa Pastef Bassirou Diomaye Faye yow la bàyyil di jéem a lëre Sénégalais yi def say vidéo def say affaire wax yor nag seeni multiplicateur d'information ñu multiplier leen information bi Sénégal yépp bëgg a diaboliser Babacar Ngom def ne ko bon la alors que c'est un champion c'est un investisseur sénégalais bu am 3000 emplois kan moo fi am 3000 emplois fii ci Sénégal kan moo fi employé 3000 personnes fii ci Sénégal Sénégalais buy employé 3000 personnes ci Sedima ak wàllu blé bi muy defar usine bi muy def ci wàllu farine nekk ci Sénégal
mais kooku il faut que yow nga taxaw nga diaboliser ko nga saaga ko te ku contre ci loolu nga ne ko yow baaxoo yéenay ñan su fekkente ne bi problème dafa am foofu mais dañ ko war a régler lan moo tax Bassirou Diomaye Faye taxawul mu dem nangu ji suuf si ñu jox espagnol yi Bassirou Diomaye Faye nangu jiwul suuf si ñu jox espagnol yi lan moo tax Bassirou Diomaye Faye nangu jiwul suuf si ñu jox hollandais yi lan moo tax Bassirou Diomaye Faye nangu jiwul suuf si ñu jox français yi mais village bi nga xam ne dend naag village am bi nga xam ne papa moo fay chef de village boobu bokk ci commune bi nga xam ne soxla na ko def nañ délibération jox nañ Babacar Ngom suuf soo xam ne d'après waa dëkk ba nee nañ dugg na ci seen suuf 75 hectares liñ jox Babacar Ngom nee nañu dafa dugg ci biir Ndingler de 75 hectares xam nga coow yooyu amoon na fi ci Dangote da ngeen koo fàtte lan la mujje dafa dem baalu ji ñu négocier la nga xam ne moom la dugg ci suufam ñu waxtaane ko ñu fay ko te mu continuer Dangote du tey mi ngi def agro business ciment du Sahel kan moo koy def ci Sénégal Dangote dugg fi woon fii ci suuf ba mu indi fi coow lu rëy suuf siñ fi joxoon Serigne Saliou Mbacké amuloon ñu fi jógoon taxaw di fi coow lu rëy te pourtant fan la mujjee ci fin bi ñu ne ay la yéwén de ndekete suuf si liñ ko joxoon kii jar na ko ndax créé na ci emploi ndax mi ngi ciy bay mi ngi ciy liggéey su fekkente ne bi suuf siñ jox Babacar Ngom dafa dugg de 75 hectares su fekkente ne bi laa wax de parce que il faut loolu balaa ñu koy certifier waa cadastre impôt et domaine ak urbanisme dem fa il faut ñu wax sénégalais yi dëgg li ñu jox Babacar Ngom ci suuf te mu jënd ko ci titre foncier il faut mu leer parce que gars ñi dañoo yaakaar nañ ko koo may Babacar Ngom nee na ma dafa jënd suuf état du Sénégal moo ko jaay suuf jox ko titre foncier moo tax nit ñi nañ def ndànk ci lu ñuy wax ki bu xamul dara état du Sénégal la bi jox Babacar Ngom suuf daf ko jaay suuf jox ko titre foncier waa état du Sénégal su jaayee suuf Babacar Ngom après délibération de 2012 la am délibération bi Sindian jox ko suuf soosu Babacar Ngom topp ko ba 2019 lay doog a jënd titre foncier bi yéen a ngi dégg de il faut ngeen dégg bu baax li may wax parce que man li may wax seetuma ci lu neex nit man seetuma lu neex Sonko seetuma Faye seetuma lu neex Macky Sall seetuma lu neex Babacar Ngom mbir mi ni mu demee laay wax ngir sénégalais yi am seen xel ñu xalaat parce que duñ ay dof duñ ay xar yoo xam ne Bassirou Diomaye Faye day jóge fële ñëw taxaw ci internet bi wax dara rek nit ñi gëm ko te duñ ko gëstu loolu ku koy def doo nit ku ci nekk da ngay dem gëstu ji suuf soosu xamante ne bii moom la ñu jox Babacar Ngom te tañ ne dafa dugg ci Ndingler de 75 hectares su fekkee dafa am problème nañu yabal urbanisme yabal cadastre yabal impôt domaine foofu ñu dem defaat délimitation bi su fekkee daf caa dugg loolu ñu waxtaan ci seen biir su fekkente ne bi mën nañ koo restituer ñu restituer ko su fekkee état du Sénégal day dédommager ñooñu waa Ndingler ñu dédommager leen loolu mooy li am mais mënuñu taxaw ñu ne suuf délimitation parce que mbir mi noonu la demee man du ma nekk di wax Bassirou Diomaye Faye acteur la dëkkam lay défendre goxam pour des raisons électoralistes man intéressé wu ma loolu bu fekkee dafa bëgg a gagner commune Ndiaganiao na dem xeex ci commune Ndiaganiao quoi mais lii nii moom du problème boo xam ne jar naa nekk fii di ko ŋawtee ci internet bi 24 heures sur 24 pour garaawal ko pour def si comme si yow yaay xeexal sa nit ñi xeexaloo nit ñi sa bopp ngay xeexal ndax suuf soo suñu dugg de 75 hectares ci dëkk bi ñu wax te dégg naa dañ ko wax rek dégg naa suuf si nga xam ne moom la Babacar Ngom am moo ma ko waxal boppam xool leen billahi wallahi talaa gisuma Babacar Ngom xool leen ñu ne tu as reçu combien dëggal ñu ne tu as wax wallahi ak café gii may naan barke Cheikh Ahmadou Bamba mi ma yaakaar gisuma Babacar Ngom ak café gii ma naan
wallahi lazim dégg naa leen parce que à chaque fois loolu la ñuy wax sa boo défendre bi may défendre Akile barki démb dañ ne ñaata la Akile fay loolu lañ leex bi may défendre barki démb Akile dañ ne la ñaata la Akile fay barke Cheikh Ahmadou Bamba Babacar Ngom man tegul ci sama dërëb sama loxo bi wallahi du 100 francs Ousmane Sonko xanaa kon bi muy défendre Tahibou Ndiaye ci suuf si daf ko fay Tahibou ah yéen waa Pastef dama leen di laaj Ousmane Sonko bi muy défendre Tahibou Ndiaye bay waxu Tahibou Ndiaye ay kontam naan non Tahibou Ndiaye deful loolu waa kër yi dañ koo bëgg a jàpp ah waa non il faut ma leeral leen aale dama leen di wax parce que comme jàpp nañ ne ku défendre dara rek dañ laa fay parce que ñoom ci loolu la ñuy dox ñii wax loolu ci loolu la ñuy dox waa Pastef yi ci loolu la ñu gëm dañoo jàpp ne ñoo gën a yeewu nit ñi wala ñoo gën a nekk patriote nit ñi te duñu ay patriote Hélène xam nga nee nañu ma loola Babacar Ngom fay mais lan la Tahibou Ndiaye fay Ousmane Sonko bi mu koy défendre bu Ousmane Sonko waxee li ko Tahibou Ndiaye fay rek ba mu koy défendre ci jamono da Wade ci suuf si ah rek man ma wax leen lan la ma Babacar Ngom fay foofu laa leen di jox rendez-vous na Ousmane bu Ndiaye fay man dinaa génn man ma wax leen ñaata la ma Babacar Ngom fay ma dellu si ci débat bi gis nga suuf si lépp dañ ko mas di waxtaane problème mësta am kii c'est un businessman agro business lay def dafa bëgg a créer beneen industrie foofu noonu mais zone boobu mu bëgg a créer industrie war fa créer presque 1500 emplois ni mu créer 3000 emplois entre sédiment ci ginaar yi ak ci wàllu farine bi ni mu fa créer 3000 emplois noonu la bëgg a créer yeneen 1500 emplois ci zone boobu nga xamante ne bi foofu la bëgg a def li nga xamante ne bi moom mooy agro business bi muy ci wàllum ginaar ak ci ay tool ak yeneen i produits ay mboq ak ay lu nekk ñu bëgg ko bàyyi foofu waa leneen li ñu bëgg a bàyyi foofu yépp jamono jii nuy wax ak yéen Babacar Ngom nee na am na 300 personnes yoo xam ne ñoo nga foofu di fay liggéeyee 300 personnes yoo xam ne ñoo nga foofu di fay liggéeyee jamono jii nuy wax ak yéen te au finish bu projet bi yeggee 1500 personnes ñoo fa war a liggéeyee mais kooku sénégalais la ni ñu joxe naar yi suuf joxe tubaab yi suuf jox espagnol yi suuf jox ñépp suuf te kenn waxu leen dara Babacar yoo xam ne 75 hectares yi dafa dugg ci commune Ndingler mais bu duggee ci commune Ndingler bu ko urbanisme seetee ba délimité ko waaye nañ toog ñu waxtaan rek méttiwul buñ toogee waxtaan préfet yi toog cadastre toog impôt bi domaine toog ñu vérifier ko suñ ko vérifier ne yow Babacar Ngom kat dugg nga ci liñ la jox ci suuf dugg nga ci 75 hectares 75 hectares yooyu naka la ñuy def waa commune Ndingler wax Babacar Ngom wax su fekkee juboo nañ ci seen biir ñu régler ko lu ci jar lii lu ci jar tentamar bi ci Bassirou Diomaye Faye def lu ko fi jar man d'accord ma ci embarqué na ci nag nit ñu bari parce que Sénégal fii nit ñu ci bari du ñu gëstu moo tax mais suñ doon gëstu kenn du leen embarqué ci ay tentamar yoo xamante ne bi du dara